balil insaanu ala nafsi basira kenn ku nekk yaa gën a xam sa bopp waaye sunu bëgg-bëgg ci dëkk bii ni ma ko xamee mbay ñi nga xamee ko noonu oustaz Abdou Bane oustaz Biram booy lay dimbali ñoom Góora ñoom Madike ñoom Mbay ñoom Mudu Maara ñoom Njóogu ñooñu ni nu ko xamee yow mii noonu nga ko xamee fa tabarakallahu kon ndax dina jar sax ñuy détaillé dina ko jar ah maire est-ce que jar na du tudd léeg laa day koy guddal li ñaan yàlla daal le 23 c'est incha allah le 23 janvier bii di ñëw bu yàlla dogalee la mu war a dogal te mu gën ci nun te mooy nga nekkaat maire li la war xam nga ko xam nan ko nga soose daal ñëw defar ko fa tabarakallahu may ñëw ci sama ay kàddu yu bopp du ma wax ak mag ñi ndax yaakaar naa ne ku gis lii di nga xam ne fii monsieur le maire moo ko moom waaw ku gis mag ñii ni ñu délégation woon nii ñëw toog fii di nga xam ne monsieur le maire moo moom fii ku gis jeunesse bi di nga xam ne fii képp kuy wax ni gàdd dañuy bañ ñu ne monsieur le maire moo ko moom loolu c'est faux fii Daouda Tine moo ko moom ku mu neex ak ku mu naqari Daouda Tine moo moom gàdd ma ni DJ may ma ma ni fi may teg loolu suñu baay yi ku leen gis ñu déplacé wu ñëw toog nga xam ne am na lu ñu xam ci seen bopp yéen gone yi nag yéen laay waxal xëy na bëri na loo xamante si ni fekke wu leen ko Daouda Tine mii ngeen fekke ñi ngi wax ni 22 ans la toog ci maire bi dafa yàgg kon dañ ko fi war a jëlee mais damay wax ni ku toog 22 ans ci commune kooku caaxaanul ragal féete day xañe wërsëg ñun yow la ñu àndal jeunesse bii ngay gis ñi ci ëpp dañoo taal seeni oto Dakar ñëw ngir fekke si métit bi benn ci man mii c'est parce que jaral nga ma ko ku am colère nga lu xew muy bànneex muy naqar monsieur le maire ànd na ko ak waa Gàdd kuy wax ni monsieur le maire deful dara ci gox bi ma ni da ngaa gëstuwul waaw ma ne monsieur le maire xam nga Gàdd xam na la ndax nun jigéen ñi Gàdd xam nanu yaay kan yow itam xam nga nooy kan ndax noonu nan la fii 3e mandat foofu lan lay xaar noo ngi lay xaar 3e mandat premier jàll na 4e mandat noonu lan lay xaar ndax yow yaa tax Gàdd lal seeni basang noo ngi nii danga noo yóbbu ba kees ubbil nu banque nu jël ma ñëw di financer samay jigéen ñi ngi nii ñoom ñëpp xam tey itam maire ca kaw ca kanam rek maire lan la waxan rek dañuy dóor ba dóoraat Gàdd amoo fi maas barke Serigne Fall ak Gàdd amoo fi maas man dama noon du ma wax sax ndax dama amen fa sama baat daate waaye jaral nga ma ko Gàdd gi yaa ko moom amoo fi benn maas góor ñi xam ngeen ne ron mi maa gii am na ñoo xam ne bu leen ci dugal li ngay def ñor na leen te xam ngeen ne yéen maa ngi ci terrain bi waaye xam nga ne ren mii maa gii am na ñoo xam ne yeneen lañ fi soog a gis ren mii maa gii li coow li bari am na ñoo xam ne yeneen lañ fi soog a gis. teg sa loxo nee bii moom ñor na ma lool bu ma sañoon nga teg sa loxo dinaa sigi samay mbokk di leen sigi samay am jàmm di leen sigi. beneen bi muy ñetteel bi mooy dëkk bi. waxuma case de santé mais dama bëgg nga taxawal nu fi ab poste boo xam ne ku amate problème ci dëkk bi mbaa wér gi yaram di nga ca dem loolu bëgg naa wax dëgg si yàlla sunu yaay yi ak sunu soxna yi wax dëgg loolu bëgg naa ñu teg ci baaraam ma dem wala doy na ma ne li si des nag mooy gars yi nee nañu salle de bain yi dañoo bëgg mu am ndox salle de bain yi ñuy sangoo loolu nag moom salle de bain yi dañoo bëgg ñuy am ndox yoon da ngeen di wote ñëwaat wote waat ma ne ñu kon xam ngeen ko waaw loolu
mais dañu gis ne monsieur le maire li mu fi def réalisation yi mu fi def expérience bi mu am ëpp na ngay dem di jox commune bi ku nga xamante ne nii ñu si bëri ay conseillers lañ ci biir commune bi duñ fa teg seen tànk mais ku nga xamante dafa nekk un conseiller du fa teg tànkam pour xam ni dossier di demee ëllëg bu ngeen ko joxee mairie bi dafay nekk di jàng te amuñu jot boobu noonu moo tax t-shirt yi ñu defar da nga gis ñu njëkk si def nii l'expérience en bandoulière monsieur le maire la ñuy waxal li ci topp mooy le dynamisme de la jeunesse en appoint ndaw yi ko jàppale dëgg nañ dëggu bu nga xamante ne nii bañuy si dara pour accompagner monsieur le maire ci objectif yi nga xamante ne da ko fixé pour Touba Toul loolu lépp bu ñu ko boolee nag c'est ce qu'on appelle un Touba Toul émergent parce que bu nga xamante ne bi ngeen ñëw Touba Toul en 2002 yaa ngi fi bàyyi woon 3 villages yoo xam ne moom moo amoon électrification tey on est à 78 villages defe naa ne loolu c'est un bon ratio amul benn maire bu nga xamante ne à travers le pays am nga un bilan aussi positif ñun duñu waxal kenn lu nga xamante ne gisuñu ko lépp lu ñuy wax dañ ci mën a teg suñu loxo. loolu moo tax ñun ñu ne duñu dem di ranger wu ci ginnaaw kenn monsieur le maire la ñuy jàppale. mais nag dafa am lu nga xamante ne nii mënuma pare te waxuma ko adduna bi dafa jaxasoo fi mu ne continent yëpp dañu saturé moo tax ñu ne Afrique mooy fépp benn continent bu nga xamante ni moo dese adduna bi. looloo waral yenn puissances étrangères yi ñëw di làqatu ci yenn communes yi pour suñu suuf si bëgg ku leen ko jox ñu caxatee ko def ñu ay ouvriers agricoles wala ñu nga xamante ne ay ouvriers di ñu fay ay 2000 francs 1500 francs par journée jël li nga xamante ni moom la ñuy produire yóbbu ko bitim réew. def naa ko fi nekk def 20 ans ba tey su amul benn scandale bu nga xamante ne de cette nature am na fi kooku soo ko jàppalewul kan ngay jàppale. à Gadkhaye devant l'opinion et devant l'histoire mobilisation bi nga xamante ni tey gis nañu ko à Gadkhaye def nañu nit ministre de la République te monte def bi mobilisation bi ñu gis à Gadkhaye def nañu nit un député à l'Assemblée nationale te bi mobilisation mënu koo def loolu nag dafa am loo xamante ni loolu lay tekki li muy tekki mooy nit ki ak képp ku muy mën a doon say mbokk dang leen di faale ñu door laa faale kon Mbaye Gningue mi nga xamante ni tey moo waral lii lépp kenn natablewul ak jegeñeem ak aw askanam Mbaye Gningue mi nga parce que ndaw yi dañu tombé ak contexte bu doy waar muy contexte boo xamante ni ndaw bu ci deful ndànk dinañu këf sa ngëm-ngëm këf sa fula ak sa fayda këf sa ngor ba fa nga war a taxawee doo fa taxawee Mbaye Gningue tey lii nga xamante ni moom la taxawee ci wetu maire wane na ay valeur yoo xamante ni yéen ñi ko yar yéen a ko def ci moom yéen ñi ay papaam yéen ñi ay yaayam yéen ñi ay magam yéen ñi ay tontom def ngeen ci moom loo xamante ni tey fépp foo xamante ni mu nga fa dina leen représenter dignement et que kooku yaakaar naa boo ko amee jamaa la ci ab dëkk et que jamaa nag kenn du ci toog di jiix bërëm jamaa kenn du ci toog di jiix bërëm li tax ngeen comprendre ko mooy xam démb ak tey parce que damay dégg benn candidat mu fent aw woy ne sët mooy donn maam waaw dem nañu ci ay dëkk ñu ne ki nga xamante ni nekkoon na fi PCR fa mu jaar ak ñoom du teraanga de fa mu jaaroon ak ñoom lu doy waar la mag ñi nga xamante ni dañu fi nekk xam nañu bu baax a baax li may wax nañu fii ne monsieur le maire day yóbbu ñu gendarmerie de monsieur le maire mag ñi xayewul seen sutura bëccëgu ndara kam kon ndaw bu toogee ku xamul dara ne moom mooy sët mooy doon maam
ah loolu yaakaar naa ne maa ngi am mbégte bu baax ci seen mobilisation bi ngeen def mobilisation de la jeunesse, mobilisation des femmes, mobilisation des anciens du village, mobilisation des imams. maa ngi nuyu le chef du village de Gadakhay, Cheikh Touré, imam, tout le monde. kon loolu dal na xel kon fii nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. dama ne gone moo may dëkk mais mag moo may daan ma ñëw nag ci li nga xam ne moom laa war a wax pour nag ma fay gàdd li ñu ma defal. Je vais faire la pose de la première pierre du complexe sanitaire de Gadakhay. Lan mooy complexe sanitaire mooy lan danaa tabax poste de santé danaa tabax maternité dinaa tabax logement de la sage-femme dinaa tabax logement du ICP. Je vais la faire à Gadakhay et je vais poser la première pierre dès le 30 avril. Je dis bien dès le 30 avril, nous allons poser ensemble la première pierre du complexe sanitaire du village de Gadakhay. Parce que Gadakhay l'a mérité. Semaine après notre victoire. Gadakhay l'a mérité. Avoir son poste de santé, Gadakhay l'a mérité. La population de Gadakhay l'a mérité. Et on va le faire. J'ai dit encore, Gadakhay a un problème d'eau. J'ai décidé de construire le château d'eau du forage de Gadakhay. Wax nañu ma bretelle. La bretelle on va le faire parce que bu ñuy ñëw fii xam nañu bretelle boobu lu am solo la mais tali boo xam ne dafa jóg fii dugg ci dëkk bi pour oto yi mën a ñëw camion yi mën a ñëw ciment béton suuf mën a ñëw ci biir dëkk bi. dama ne l'imam l'a dit tout à l'heure, la mosquée de Gadakhay, on va la rénover. Dinañ ko yeesal li ci war ñu def ko ba jumaa ji taaru. On va le faire avec les populations de Gadakhay, Inch'Allah. dama ne il faut que ñu fay lii ngeen def pour ñu fay ko nag il faut que mu gaaw ba ngeen xam ne li ñu wax dinañ ko jëfe ci jamono bi nga xam ne fi ngeen ko bëggee. ma baamtuwaat léegi te mbay ñi wax ko muy l'école de Gadakhay. J'ai décidé de faire la clôture de toutes les écoles yi nga xam ne dañoo jege tëli te Gadakhay bokk ci ñooña. On va faire la clôture de l'école, plus la construction d'une salle de classe
parce qu'une salle de classe manque au niveau de l'école de Gadakhay. Ok, merci. Boo nee Dakar il faut mu wax daara dama ne boo nee Dakar il faut mu wax daara yi nañ ci jàpp nag nañ teg imam Ndiogu Ñing ci Ndiogu Ñing non imam Ndiogu na nga ñëw ñu xool daara ji naka lañ koy yëglee ak la ci war a mën a def ba daara ji mën a judd nekk daara joo xam ju mucc ayib la parce que njàng mi xale yi dañoo intéressé rawatina daara yi kon dama ne dama fas yéene lépp lu ma diggi fii ma def ko parce que yàlla mën na ko te yàlla képp kuy def lu baax ci jaam yi na ànd ak yow. kon lii ngeen def fii tey ci Gadakhay du ngeen ko rëccu du ngeen gis résultat bi te du yàgg parce que dëkk bu toll nii war naa am benn fajukaay moo leen def tubaatul di fajoo te dëkk bi yeloon na poste de santé inchallah dinañ ko def dès le 30 avril on va poser la première pierre de la construction de poste de santé de Gadakhay. Je vous remercie.